avant tout je dis félicitations lu tax je dis félicitations maa ngi lay gis live bi depuis sànq ngay seetaan mais xaw ma état d'esprit bi xaw ma ndax war naa la dugal wala waruma la dugal waaw ma la gisee yow nga def demande pour dugg ça veut dire aujourd'hui tu veux parler aux Sénégalais donc lu tax ma lay féliciter avant tout ça veut dire que c'est un exemple de fair play et de sportivité gars yi bëri bu ñu amee tey naqar ñu ngi xool fu ñuy làqatu mais tey fi ko doon dugg ci live bi ñuy waajal combat yi donc tey lii bu amee de façon spontanée nga ñëwaat dugg ci live bi di seetaan bu dugg man je te dis d'abord félicitations avant de la encourager par rapport à ce combat bi nga xamante ne tey livré nañ ko waaw Beuz alhamdulillahi rabbil alamin ndax nag àddina noonu la demee te ñun moom même doonte bu fekkente ne duñu ay mag noonu bu ñu dañuy sant bu ñu ñuy sant ndax mu ñu war bokk na ci lii gën a yokk a tax nag comme man maa doon ñëw participer ci live yi ci bu ndam amee bu yàlla defee safaan itam dama ko koy sante bu baax a baax man moom ñi ma xam dëgg xam nañ ne man awma problème ci ay défaite surtout boo defee li nga war a def ñëw am defe naa rek maa ngi ko fiy wax sax ci benn live waaw donc défaite moom bañuñu ko liñ mooy nga ñëw def loo xamante nii maanaam defoo liñ la def loo ba pare jël défaite quoi donc sant naa yàlla bu baax di dalal aussi xelu ñëpp ndax mooy li nga xamante ni moom a gën a war itam comme man maa nekk en contact direct ak waa Singapour donc yaakaar naa ne tey bépp information ci moom man lañ koy macha allah may dalal xelu ñëpp rek ne coup bi dal na dalul fañ ko war a jaarale même bu gañe woon ko war a jaarale lañ koy jaarale rek ba keroog muy ñibbiwaat ca hôtelam même bu gañe woon Dakar fii gisoon ngeen ko bam dalee combattre aussi à Singapour noonu la waxoon na ku mel ni Pala ne ko bokkul ak làmb la dóoree nga daanu say mbokk yenn yóbbu wala yow boo dóoree nit mu daanu say mbokk yuuxu yóbbu fii même boo dóoree nit ka mu daanu aussi da ngay jaarat ci médecin yi chaîne la benn par benn test yi la war a defal liñ la war a defalal yëpp ñu def la ko ba keroog ngay ñibbi war sa hôtel donc à l'heure où je vous parle donc ci ligne bi di def comme test yam doon def rek nga xam ne ba muy gagné itam def quoi voilà donc sant yàlla alhamdulilah yàlla na yàlla defal lépp macha allah moo ko mun a waxee li ci des nag sport moom il faut qu'il y ait un vainqueur un vaincu wala match nul li ci am solo mooy boo ñëwee war a combattre li may wax rek il faut am ku juum maanaam pour ndam mun a am dégg nga munoo am défaite dëgg la sant nañ yàlla bu baax ndax moo ñu doon may tey xañ nañu mais loo gis rek xëy na am na loo xamante ni xëy na am na lu ñu waroon def defuñu ko comme ni ma déggee ñu bari wax ko man sax d'ailleurs kontaan naa trop ni nga xamante ni tëboo rek jël ma ci live bi parce que quand même déglu naa de grands experts yoo xamante ni wóolu naa seen xam-xam seen expertise doyloo naa ko waaye nag ma doon wax démb ak barki démb tey laa ko gën a mun a wax mooy xam nga lan defe naa ba ci live bi mujj barki démb Ndiaye dama la ne toutes les portes sont ouvertes pour suñu ay champion ñu ñëw jàppale ki nga xamante ni mooy Reug-Reug ndax un digne représentant du pays de la Teranga li wax naa ko ci live wax naa ko ci journal donc ñun duñu ñooñu nga xamante ni tey nit daf ñuy critiquer mu naqariñu wala ñu am ci non man bokk bu ma nit critiquer je suis très content ci ki nga xamante ni maanaam daf ma critiquer je suis très content ci koo xamante ni critiquer na staff bi maanaam ci xam-xam parce que nag bu boobaa da ñuy jàngal te lan ñuy jàngal buñ ko sàccee ci yow bu yóbbu ko bu ñu amee ndam ñun ñooy bég kon man bañuma ko critiquer dégg lépp lu waay wax benn par benn nag ba ci commentaire yi ñuy bind sama iPad laa yor
wala sama kii di noter benn par benn yow xam nga ne commentaire duma ko bàyyi mu jàll parce que loolu li ma ciy def rek mooy dama ciy jàng lu bare am na habitude di wax ne ñun amuñu xaj ak seen surtout nag ci suñu ay champion ndax wax ji itam defe naa ne yàgg naa koo leeral ñun lii du examen boo xamante ni dañ koo def ñu ne ñu admis ngeen mun ngeen dem defi MMA c'est cause de rien du tout boo xamante ni moom dafa bëgg les combats sport ñu wutal ko ay combats sport mu ciy jongante donc tey chaque jour damay faral di wax ne c'est un sport boo xamante ni dañ cee dugg en autodidacte kenn formé wuñu donc yaakaar naa ne aujourd'hui ñun gagné mënoon nañoo perdre plus de 5 combats sax doog a commencé gagné di encourager sawaay xam naa ne moom dana ko jël ak philosophie li ñu ñun ñëpp ñun ñoo ko gisandoo war na am warul am mooy man bi nga xamante ni bi muy am maa ngi en direct ak ñoom ci téléphone bi dañ ko wekk ci case bi donc nee naa leen du problème manque d'expérience mun na ci am te loolu méttiwul parce que nag nit nañ waxante dëgg xam-xam dañ koy jàng waaye l'expérience ça se vit dañ koy dund donc mun nañ la nax ci benn expérience boo xamante ni xëy na xamee woo ko woon noonu moom kenn du ko ci blâmer muy par exemple li nga xamante ni moom mooy cloche bi bu sonné c'est pas l'arbitre moom moo sonné mais moom moo censé pour daw pour séparer leen diggante bi cloche bi sonné nag nga bàyyi te arbitre bi séparé wu leen boo fa jëlee coup loolu manque d'expérience la rek la mu jàppoon mooy sama soufflet moo leen boole sama soufflet moo leen di tàggale bu déggee soufflet rek wàccee gardam donc waa ji yoxu fu donc loolu lañu gis ku mu neex nag gisee neneen mu neex gisee nu la neex loolu moom comme li ma wax rek ñun aussi suñu gis-gis rek lañ yor te ay nit rek lañu nag dégg nga ba pare di rappeler rek ne nañ sant yàlla te comme ni ma déggee nga koy wax duñu def dara lu dul jóg dem defaru yi rek ndax lii du loo xamante ne ñun xamuñu ko waaw xam na bu baax a baax dem xeex ñàkk wala dem wuti loolu ñun xam nañ ko donc du loo xamante ni tey dañ koy jël ak dañ koy bañ a jël ak philosophie mooy xam naa ne wax ko ci live ak ñàkk koo wax ci live mooy li ci nekk booy yi moom xam naa ne staff bi ak kum ci munti doon tey wóor na ma ne nit ñi amee lu leen naqari noonu sax mu métti leen trop xëy na ñoom mun fexe naa ba ñoom ñëpp bu dara ñëwee ñu jël ko ak philosophie ay xale yu ñu sol xelu mag la ak yu ñu sol yàpp mag merci parce que aujourd'hui ña nga daan gañi ay nit nanu rek gënoo Ngalani gënoo Patrick Simit gënoo aussi Gritchenko mi gën keneen ak keneen yaa ngi dégg Sofiane Boukissou bi ngay combattre moom fii Sénégal objectif tubaab bi yëpp moo nekkoon mu dóor la ba yeew la ci sab dëkk c'est objectif te ku ne xam na loolu il a eu 9 combats kenn musu ko dóor mu daanu kon kooku moom xanaa bi nga ko gagné daa war a xaru bi nga ni nekk na ci professionnel la mu entraîné woo ko il était au MMA Factory jóg tàccu la waaw ñëpp tàccu la kon tàccoo wax dëgg yàlla da ngay sant yàlla waaw comme li ma la wax nag encore une fois danaa répété wu parce que tey tous les grands champions gisoo ci kenn daanaka quasiment koo xamante ni ñamul defet ba mu yokk la jom borom mbir mi xam naa kenn du ko ci ne amal jom wala borom mbir mi kenn du ko ci ne lan nga ci jàngat ndax comme li ma la wax rek lii mbir la moo xamante ni ñun xam nañ ko surtout ñaari aspect boobu waaw rek kenn du deuxième aspect bi rek kenn du wax ni dafa ñàkk jom déedéet tey kenn waxul ni entraîné wul ñu bëri sur entraînement ay dégg wala fatigue tellement fournir effort fatigue kon foofu ñàkk jom amu fa moom jàngat rek waaw ba pare maa ngi dégg gars yi
wax dëgg yàlla gis nga salle bi ñu am bu defet amee rek defet ñëw na mais salle bi ñu dugal rek mu fay entraîner salle bi defe naa ne Dubaï soriwul te ku mu neex dem vérifier aussi ñu bañ di tëkkale loo xamante ni bokkul ñun dañoo nekk dans ci suñu ay début nañ waxante dëgg dañoo nekk ci suñu ay début il faut pas nga tëkkale ñu ak Francis Ngannou nga xamante ni am na 19 combats et quelques gis nga li mu ci perte gis nga trajectoire bi nga xamante ni moom la jaar te ñaan nañ yàlla gën Ngannou palmarès suuf donc aujourd'hui mbir mi ndar xewul rek sotti foofee ñuy wax ñi Ngannou fa muy entraîner bàyyi MMA Factory keneen ak keneen fa ñuy entraîner bàyyi seeni réew yan moyen lañ fa demee loolu c'est une question à se poser. Financièrement c'est pas évident hein? Même Dubaï bi est-ce que moi je me demande est-ce que li leen di fay am ngeen ci dara parce que loger et son coach à Dubaï de façon permanente c'est un investissement. bu ma la waxee combien de millions il a mis sur ses entraînements mun nga ko bañ a gëm mais c'est pas évident waaw donc bu fekkente ne entraînement kese man xam naa ne wax dëgg yàlla entraînement bu mucc ayib li may dégg nag ñu bari tey di reprocher am na loo xamante ni man du sama xam-xam xam nga premier combat ak Ngalani ba ma demee réunion Five Palm Hotel Dubaï ba pare ak gars yi ñu ne ma kenn lañ la mun a may nga dem yow demal ànd ak Omar man ne leen sport de combat naka laa ciy demee di ànd ak Omar man bu combat bi méttee lu ma ca mën lu dul ñëw jege la rek naan la defal nag c'est pas de mon domaine calaawoo coach bi ne ko bu ma ñibbisee Sénégal nga préparé ngeen ànd dem Dubaï ngeen ànd dem Singapour pourtant y a beaucoup de gens bi ma leen waxee ne leen coach bi mooy dem dañ maa ne non am na ñoo xam dañ maa ne yow rek yaa ma ko mënoon wax sax ba ma gëm ko parce que am nañu ne aujourd'hui xëy na amul fenn foo xamante ni saa war na fa dem te dew ma mais man j'essaie de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut donc moo waral la ma ko waxoon rek man mun naa toll fii yore samay téléphone lépp lu ma war a liggéey mun naa toll fii Sénégal di ko liggéey à Singapour même bu dul woon affaire u MMA donc yow yaa mun a dem rek dem teewee ji affaire bi voilà donc je ne pourrais pas être trop long mais daal wax dëgg yàlla sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp gis nañ soutien bi tey li ne woon ci xolu sénégalais yi li leen mënoon a bégloo mooy tey Reug Reug gagné yaakaar naa ne à l'unanimité jàpp naa ne amu ci kenn koo xamante ni vraiment bëggul woon ñu indi ndam li Dieu en a décidé ainsi wax dëgg yàlla nañ ko sant gërëm ko jéem a jóg defaru ji wat tey wax ne rek danaa ko répété wat toutes les portes sont ouvertes pour nos grands champions man nag nga xaar bu ñu am défaite nga doog a ñëw vraiment di joxe sa xam-xam jàpp naa ne nga joxoon ñu ko ba ñuy guerre yi defe naa ne moom moo ci ëpp solo te yaakaar naa ne koo xamante ni nee na leen toutes les portes sont ouvertes buntu yëpp ubbi nañ ko wala sax ma ne xa buntu xe foofa mbete sérieusement wax dëgg yàlla fala mun yem fala mun yem ñu baal ma vraiment parce que xëy na am na ñoo xamante ni am nañ sax lu naqari ci seen xol donc xëy na bu ñu ma gisee sax ak xam nga réegeeg ñoom it seen yooyu waaw sportif comme ni nga dugg see rek waaw parce que il faut aussi apprendre à faire dignement c'est important loolu wax dëgg yàlla man képp koo xamante ni damay ànd ak yow toujours li may wax rek moo di ci nekk gënoo fi nit ñi ba nga xamante ni yàlla moom moo décider loolu ta destin yàlla moom moo koy décider li nga def nag li nga xamante ni moom nga war a def waaw def li nga war a def yëpp daal def nañu ko gis naa ñoo xamante ni
ngi commentaire sax naan dafa sonn en tout cas loolu yëpp c'est les aspects techniques yoo xamante ni xëy na duñ ko wax ci live mais na ñëpp jàpp ne ku wax ci live bi dégg naa la te man wax na nangu naa ku ma critiquer nangu naa ku critiquer staff bi yëpp parce que aujourd'hui boo critiquer staff bi yëpp man xam naa la ci sama responsabilité mais ña ca des itam xëy na man maa leen ca dugal danaa xam les responsabilités vont se situer ñu ànd rek dem nag équipe de football bi fi gën a mag dañ koy gagner foo xamante ni kenn foogu ko woon ni nga ko waxee sànq mooy li ci nekk Francis Ngannou tey jii moom moo yor la ceinture mondiale ci UFC te gis nga rafle na ñaata défaite donc noonu la demee am na waa beneen question bon ma ne ko Francis Ngannou am na au moins 3 défaites su ma juumul waaw donc mu ngi noonu voilà donc la demee daal sant yàlla kontaan ci yow léegi tey kenn du la poser question dañ lay bàyyi nga jël temps digérer déglu nit ñi macha allah kontaan nañ tamit ci honneur bi ñu defal dugg si ci live bi rassurer ñu par rapport à la santé de Reug Reug mais rassurer ñu aussi par rapport ak ni que yaa ngi bàyyi xel suñu ay critiques man dama ciy boole sama bopp ñu ñëpp la tey la ah donc sant yàlla bu baax a baax di la remercier bu baax di kontaan ci yow di la souhaiter une très bonne nuit. merci beaucoup ma continuer seen live bi à Singapour naa ne ba xam naa fajal quoi am na solo merci beaucoup mon frère merci beaucoup di à njëkkee ci live bii nii waaw arrêté nii ak Singapour ok macha allah wax dëgg yàlla aussi ma dalal xel nit ñi waaw comme li may wax rek ñun moo munu ko wax dëgg ni ko Bombardier waxee démb du Caaroy lay représenter mais Sénégal plutôt lay représenter donc laaj na nga toog nag avec tout le respect bi nga xamante ni moom nga yoreel Sénégalais yi wax dëgg yàlla yelloo leen dugal sant na ñëpp nag gërëm na ñëpp waaw bu am aussi ñëpp ak rek ndax xam bëggoon nañ ñu am ndam daal dafa mel ni man li may seen sama Instagram non pas sama Instagram mais sama YouTube mu ngi nekk en face de moi mu mel ni damay seen ni que champion xamante ne moom moo nekk superstar bokk ci superstar World Championship dafa mel ni dañ ko gagné de wala mooy kii Anglang Skang dañ ko gagné Anglang Sang waaw dañ ko gagné ah waaw tu vois kenn xalaatu ko woon wala foog man yeggaleeguma combat boobu noonu mais xam naa ne boo xoolee keneen ki pourtant barki Dembo Ndiaye moom itam dañ ko numtuwaati dañ ko dóor kii dañ ko dóor carton rouge ba tey mu ñëwaat di fight donc yooyu yëpp ay kii la dal am na am na macha allah léegi fogole séeréer waaw fogole séeréer mais gidma fop rek waaw santa hop laa dene sport ten deforu ne wax dëgg yàlla il faut que ta jego xa gagne na il faut que ta jego xa yen na il faut que ta jego xa maaf na wala match ni la jeg ke jeg na ten solo koy ten dafa yefi fula fa fayda bo ñàkk kaaga o kiin waage ten tig quoi donc maa ngi gis benn kii xam naa seetaan na combat bi mu ngi wax ne Anglang a été malmené donc mu ngi noonu te moom il a la ceinture te tey jii boo xoolee moom pronostic yi ci moom dafa mel ni pronostic yi ci rek amoon na ay pronostic 80 et quelques % que lay am 20% te gis nga ko le gars l'a battu donc nar a jël ceinture bi ci moom voilà donc mu ngi noonu daal voilà. c'est le sport. macha allah kontaan ci yow kontaan merci beaucoup.